asalaamaaleykum ahlu élevage asalaamaaleykum mbokk éleveurs yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen baalu àq di leen wax tey jii sunu émission bi bergerie Ndaw et frère suñu nee Ndaw et frère ñu gën ci xam patron bi Sidi Ndaw ñu teg ci Papito fii ci Maris tey nag élevage yaatal élevage Touba ñëw di def ak moom émission di ko laaj ci yenn question ci élevage am fi mu tàmbalee kañ la ci tàmbali ak kañ la ci dugg fi mu toll ak lan moo ko neex ci élevage ak li ko ci naqari grand patron Sidi ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Xaadim ñoo ngi lay ziar bu baax di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu di nuyu sa mbokk éleveurs yëpp di leen sant di leen gërëm. macha allah Papito ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu ñëpp di leen ziaraat bu baax di nuyu waa élevage yëpp. waaw ñu kontaante sunu sponsor yi ku mel ni Eden Jur gi ku mel ni bergerie Tanwir sëñ Moustapha Mbacké Mahamadan ak yeneen sponsor yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale ci suuf tey ñu ñëw kër grand Sidi Ndaw li tax ñu taal oto yi jël caméra yi ñu am lenn ci ay questions yu ñu ko bëgg a laaj yoo xam ne moo ko waxaloon boppam te dañu Sidi Ndaw lépp lu mu wax fas na ko yéene su ko fasee yéene dina ko def mu ñëw Touba màggal si màggal gaa ko yëkkati naam ñor na ko mu taal otoom 9h ci guddi ba minuit wala 1h du matin wër xar yëpp seexluwul kenn surtout xale yi daat ni leen ku war a jàpp mu ni la jàppal ku war a génne mu ni la génneel dinaa leen jàppale ba yéen ñëpp ngeen samp Sidi lan moo tax nga def loolu te séentuwoo ci xaalis. non loolu moom lu tax ñu koy def mooy jëmale kanam élevage parce que nit moom buy élever bu commencé sonn ngay ñaan yàlla mu am lu baax ba nga xamante ni képp ku fa ñëw dina xamante ni lii lu baax la mais doo ba ngay bëgg élevage nga yor xar yoo xamante ni ak fi élevage toll tey méngoowuñu tu es obligé nga ne borom doo mënoon def lii am naa yaakaar que dina jël kanam élevage am te xar yi tamit lu leen dundalee benn la donc balaa caag nga wut xar moo xamante ni baax na am na qualité ba xamante ni ñu mën a yokk élevage ñu mën a jëmale élevage kanam je pense que loolu moo taxoon ma jublu si loolu moo taxoon tamit moo koy def te am na ñu ma fa jot a visite am na ñu jot a waxtaan te lépp képp ku si nekk lu mu waxtaan ak moom bu soobee yàlla du ma deewul dinaa ko def mu neexee yàlla. macha allah lépp lu mu wax ak nit su ko yàlla dogalee dina ko def ndax nar na ko tey waa Touba gépp taal oto yi ñëw ni dañ doon seeti xaw ma wax nañ ko xaw ma waxuñu ko li ñu doon Sidi di wax suñ xar yi ñu doon génneloo ba xam moom li mu yor moo gën li ñu doon génneloo waaw wala déet mais ñëpp nee nañ gongo mu mel ni dañuy fekk fi Papito muy génn benn par benn di génn benn par benn Papito xar yi da nga leen croiser wala da nga leen jënd wala nan la demee. waa xar yi comme lii élevage laaj rek ñett yooyu moo ci am wala ñeent soit da ngay juddule wala nga jënd mu ñëw jur fi wala sax nga jaay mu dem jur fa nga dem jënd doom ci loolu mooy élevage mais du tere tamit boo bëggee sa élevage jëm kanam chaque jour boo génnee gis lu mën sa xar da ngay fexe jënd ko andi ko wala boo gisee lu mel ni sa xar tabaax da ngay dem tamit nga jëli ko nga indi ko parce que comme amélioration la ñu wax loolu yëpp xëy na ci amélioration la bokk xëy na loolu moo ñuy dugal ci jënd. yëkkati ko rek moo ñuy dugal tamit ci dem jaay ba mu dem ba yegg tamit ñu demaat jënd doom bi wala ñu jënd sët bi sax nag mais lu si ëpp sax ci li ñu jot a génnee dañ ko juddule te yu si nekk sax dañu juddule seen yaay ba juddule seen maam aussi. yi fi nekk yi ci ëpp yi génn dañu juddule seen yaay juddul seen maam mu mel ni xaalis ni mu neexee ak élevage ni mu xewee Sidi dañuy gis wala ñu dégg day jënd 10 xale ñëw mu ni ko indi 3 amaasal loo am wala mu may ko Sidi lan nga jublu ci loolu. non loolu moom pour yokk élevage rek la parce que élevage damaa gëm ne jàppalante la donc yow li nga mën bu fekkee ne keneen mënu ko te nga mën koo dimbali da nga koy dimbali te yàlla tax après mu avancé peut-être yow li nga mën moom bu déwénee bu ko mënee mu teg keneen loxo keneen teg keneen loxo di nga dem ba élevage bi dina yaatu ñëpp dina am ay xar yu baax te du yem si benn milieu quoi. waaw du yem ci benn milieu mooy def lu baax yaatal liggéey bi Papito ñu gis ni am na dëkk boo xam ni buñ waxee élevage ci ñoom fii la soqi ko muy bergerie Ndaw et frère mu mel ni Mboro ñu ngi fay waajal émission Papito
fii bergerie bi nan lay déroulé woo ci transfert muy dugal wala muy génne ku ko bëgg a def nan lay def ba jaar ci yow wala ju jaar ci Sidi. waaw ñun moom fii toujours dañuy déggante on s'entend bien parce que waxuñu bergerie Sidi et frère mais bergerie Ndaw et frère la ñu wax donc ay nit lañ yoo xam ne ñu bokk ndey ak baay lañ ay jarbaat ak nijaay ñoo fi nekk ay mag ak rak ak doom ak baay ñoo nekk ci bergerie bi moo tax lu ñëw kii bu ko defee à la place de kee ñëpp ko defandoor kële bu ko defee à la place de kee ñëpp ko defandoor l'essentiel bi mooy toujours dañuy am ñun ay but dañuy am ay objectif ci élevage parce que ki nga xam ne tey bu la poser question ne la tey sa objectif lan la y a 2 ans mu poser la question boobu ne la tey sa objectif yow ci élevage bi lan la xëy na ma ne ko man ne sama objectif mooy tey boo demee ba jël sa retraite soxla woo ngay dem France wala ngay dem États-Unis wala ngay dem fenn da ngay toog concentré wu sa xar man tam ma laaj ko moom objectif am lan la Sidi mu ne ma sama objectif mooy xar yi prix yi ñu nekk nii ñu jëlee ko fi. ñu jëlee fi prix yi nekk jëlee fi prix yi cher nekk nii waaw. mais da ngeen di jënd lu cher. waaw boo bëggee joxe lu yomb il faut nga nangu jënd lu cher. non attends su fekkee da ngay jënd man dama jàpp ni pour gagner moo tax mais jënd sooy fekkee da ngay jaayaat nga wàññi li ngay jaay. waaw entre parenthèse élevé wuñu pour gagner de l'argent. voilà. élevé la woon pour gagner lan ngeen di élevé. pour jëmale élevage bi kanam jëmale xar yi kanam améliorer xar yi race moo tax ñuy élevé mais c'est pas de l'argent parce que fekkoon na xaalis la xar yi yëpp kon jar na. su fekkoon xaalis la xar yëpp jar effectivement. tey Sidi Ndaw yow yaa moom question bi ma dajale 500000 bergerie bu ma dem ñu ni ma 2 millions 3 millions mënu ma am. ma ni gaal am na damay fay 400000 yi wala damay fay 300000 yi. ma tàggu Sidi Ndaw lan la may digal. non loolu moom déjà baaxul dugg ay gaal moom te am liggéey moom ñun ñii ñëpp si réew mi leen dëkk. ndax xar ñëpp ko bëgg mais léegi xale mënatu ci jot te yow nee nañ yaa gën a yomb a jot xar. xale mi ngi ciy jot de. xale yi xanaa ci yow. si am na pourtant am na sama yeneen éleveurs yi yoo xamante ne ñoo ngi joxe. man Sidi na bergerie yu may wër te lii nga def mais am na ak li nga wax assumé ko yow rek yaa ko def. mais am na gars yi dama fa àggagul gars yi ngi joxe de peut-être da nga fa àggagul rek. ak ban joxe tamit gars yi bu ñu joxee tamit man te mu bëgg ñu joxe qualité rek. voilà bu ñu joxee qualité moom. parce que boo liggéeyee benn qualité bi koo jox rek qualité nga ko jox. koo jox qualité nga ko jox moom laay wax chaque jour xalifa parce que moom laa teg ci kanamu liggéey bi te lii nga may posé moom question bi bu ñu jugee xar yàgg naa ci mais bu ñu jugee Adam 2018 dama ko woo mu ñëw ma ne ko yow fan nga bëgg a àgg si élevage comme nii rek comme question mu répondre moo tax ma dinaa nekk sa gannaaw ba li ma bëgg si élevage nga am ko te loolu yàggul 2018 ak léegi yàggul. pour nga nekk ci gannaaw 2018 ak léegi leen liggéey lii yëpp liggéey bi ñu liggéey yëpp depuis 2018 la ak léegi pratiquement amoon na nag liggéeyoon nañ bu yàgg ba ay 2014 2016 damoo neen ay foire yi am ay quelques trophées mais nit ñi xamuñu woon mais à partir de 2018 Adam 2018 bu mu jeexee ak léegi la nit ñi commencé xam te liggéey boobu rek grâce à moom la moo xam ne muy croisé moo xam ne muy jënd du ñuy jënd dañ koy woo neexob bii ak bii mu dem xool mais validé ñu jënd donc liggéey bi yëpp gannaaw yàlla moom la mooy li ma la wax mooy boo liggéey nii ba mu tegu léegi boo koo jox xar qualité nga koy jox donc parce que loolu moom suñu borom mi ngi ñuy suturaal man képp ko ma mës a jox xar moom je pense que doo rëccu woo ko. rëccu woo ko waaw képp ko ma mës a jox xar. ma am ñaari question benn bi Sidi benn bi Papi nee nga Sidi dañ la foo bëgg a àgg ci élevage nga wax ko mun la incha allah danañ fa àgg ci finance lay doon wala ci xam-xamu xar lay doon wala ci lan lay doon. ci yëpp la. leeral ko. parce que boo bëggee yor sa xaalis tey chaque jour nga dégg ñu ne la diw dafa duggee ci xar yi doole mais dafa génnaat. dafa génnaat chaque jour nga dégg ko chaque jour nga gis ko mais nit dina am xam-xam te du am moyen am ko am moyen te du am xam-xam léegi-léegi nag yow yaay am say objectif yoo xam mu ngi sa xol nekk sa xel te bu dee dëgg la yàlla dina la si dimbale chaque fois si daf ma doon wax naa ma après di nga juddule ay xar yoo xam ne nit dina fi ñëw yor 5 millions ci mbote te doo ko mën a jaay. ci xam-xam la ko tegoon wala ci qualité xar wala ci fu mu ko tegoon. waaw ci xam-xam la ko tegoon parce que am na lu nga xam ne xëy na nit bu la ko waxee nga toog après ay at ci kanam nga gis ko léegi soo gisee parcours yi mu la tegal da ngay xam ne parcours bi lii la woon ndekete kii lii la gisoon xëy na man maa ngi ci milieu bi maa ngi tëb di dal mais am na loo xam ne man gisuma ko mais moom moo koy gis
après ñëw wax la nga xam te bu ñu demee kër tamit léeg-léeg ñu dem gis xar boo xam ne xëy na am na 1m10 ci waxin bu jigéen ñu romb ko fa dem jël xar boo xam ne 98 la am parce que aspect production bi moo ñuy gën a intéressé que aspect maturation bi. maturation bi. parce que xar yi ñu la fiy coowal yu si bëree bëri da nga ciy gis xar boo xam ne toll na nu ko neex mais taxul mu jur lu la neex mais plutôt tey boo xoolee xar yii nii kenn ku ci nekk yaayam tollul nenn ni wala bu dee toll nañ nenn ni tamit ñun basé wuñu woon ci seen dayo maturation. tool basé wuñu woon si loolu li ñu basé woon mooy xar bii fa mu bokk yëpp ci côté production dañ fay def dara te chaque jour ñu ngi fexe xar bi li muy jur moo koy mën wala bu ko mënul bu naree yées sax mu mel ni moom te xëy na boo xoolee ci bergerie bi yëpp pratiquement di nga xam liñ la wax parce que boo xoolee loowu tëng bii ñoom ñii ñëpp kenn ku si nekk yaa dàq sa yaay ñoom ñii ñëpp. waa léegi tegal sa baaraam foofu xam-xam dafa jug te li nga wax dañ ko gis ñu xool ci qualité xar yi 6 mois dañuy tolloo 7 mois 8 mois ba adit yi nan nga def ba croiser loolu téye fi ci catégorie yooyu yëpp nan nga def ba croiser ko ci xam-xam. da ngay déjà ñun li ñuy njëkk a xool mooy compatibilité xar yi. compatibilité. maanaam xar yi léeg-léeg dañ daan déggoo ci seen maam yi ba tey am na xar yoo xam ne seen maam yi boole nañ leen Touba am ku ko am Dakar boole leen am ku ko am Thiès boole leen mais musuñ fi def dara parce que compatible. déedéet tajuñu fenn. léeg-léeg di nga ñëw ba bëgg a croiser si di jugee fee ñëw ne la est-ce que doo jël kii jox ko kii ndax lii ak lii ak lii musuma woon nangu jël doomu Roi Bachir yi boole leen ak Karamoxo parce que dama doon daw. consanguinité. Birame Ndiémé bi 2 fois. 2 fois. di daw Saalum Saalum bi 2 fois dama ko ragaloon. lan moo tax nga def ko bon li tax ma def ko mooy xëy na ki ngay nekkal chaque jour mu lay wax après ne la essayel rek nga xool après nga def ko nga gis résultat mu ñëwaat waxaat la nga gisaat résultat bu la ko waxaatee da nga koy def. da nga koy def waaw. kon man am na xar boo xam ne ne am na mbote boo xam ne fii pratiquement tey jii bokk na ci xar yi ma gën a bëgg ci gétt gi. te Sidi moo la ko boole la parce que léppam fii lañ juddoo. fii lañ juddoo. waaw mu ngi fii doomu Roi Bachir la maamam. mais bi ma Sidi di wax ne ma jël ko jox ko Karamoxo par respect rek laa utiliser jël ko jox ko Karamoxo mais neexuma woon. d'accord woon quoi. neexuma woon. par la suite moom mu gagné la ci xel. bu baax parce que dafa am lu ma si doon ragal. mooy ñaari xar yi ay tête nue lañ maanaam Karamoxo corne yu foorul. waaw Ngóone corne yu foorul. may ragal loolu de deux ñoom ñaar dañu bokk yu bari. parce que Ngóone xar bi ko jur muy indépendance mu ngi ci suuf jigéen la yaayam papaam kon booy séeréer moo ko jur ak doomu algoor bu jigéen mu bokk ak bidéo ndey ak baay léegi nga ñëwaat encore Karamoxo aussi maamam doomu algoor la. doomu algoor la waaw léegi maamam bu jigéen bi algoor tëb doomu Birame Ndiémé la léegi nga xool ñoom Roi Bachir aussi seen yaay doomu Bachir la. doomu Bachir la. Bachir nekk doomu Dieyna nekk doomu Birame Ndiémé léegi nga xool Birame Ndiémé yu bari yooyu noonu ak algoor yu bari yooyu loolu laa doon tiit. loolu nga doon ragal. waaw mais après ma xam ne xëy na 5 mois yàggul. te xëy na tamit mën nga ci génnee tamit leneen lu extraordinaire parce que comme yeneen xar yi man damay croiser rek du wax mais da ci am yoo xam ne bu day ñëw rek ne ma essayer lii nga xool loolu mi ko essayer tamit juddule naa si mbote boo xam ne peut-être amagul une semaine. macha allah développé na xam-xam Sidi. bi nga koy boole la croissance yooyu xar yee la neex nga boole ko wala da nga gisoon ne boo leen boolee dina def bomb. non lu wolof ñaan naa ku la mag ëpp lay sagar rek noonu la demee élevage moom ñu bari dañuy jàpp ne xamuñu ci lu bari. yow xamoo ci lu bari. ñu ci bari loolu lañ jàpp ci xam-xam mais laaj ko moom mii mosuma ko wax élevage yu daj Cheikh naa mais mën na ma seede lu ma ko wax ci xar téel moo tax damay gis des fois loo xam ne ñoom duñ ko gis mën naa gis ci xar loo xam ne ñoom duñ ko gis mën na leen def leen lii te ñoom tamit wax dëgg yàlla déggal ne ma du ma leen def leen lii dañ koy def te buñ ko defee résultat lañ ci am. saa bu ñu ko defee résultat lañ ci am. saa bu ñu ko defee résultat lañ ci am. dafa am loo xam ni man nag lépp lu ñuy nëbbu ci élevage maa koy laaj lépp lu leer ci bergerie teñ war koo laaj dinaa ko laaj. exemple kii bu mu juddoo. jour bu mu juddoo ñu fekk ma fi bu ma ñëwee ba gis ko si laa ne ko Nimzaat bu la neexee maye ko
ay cër la yoo gisoon ci moom wala croissance. jur bu mu juddoo man bu ma ko tiimee mi ngi nii dama ne ko Nimzaat bu la neexee ngeen maye ko di ngeen am koo xam dina Nimzaat amélioré mooy dàq Nimzaat doom ci li ma yaakaar te moo koy ëpp li wax naa ko. si da nga jàng xar fenn wala. déedéet non du ko ay jàng xar. da nga ci yàgg rek. dama ci xaw a yàgg tuuti dama cee xam dara nag dama ci xaw a yàgg. dama cee yàgg de laayal Saliou Ndaw sama rakk boobu. waaw yàgg nañ ci moom laaj ko bu baax yàgg nañ ci xar de. Sidi man laaj la loo xam ni grand place yaa ngi koy waxtaane bergerie yaa ngi koy waxtaane te il faut nga leeral ci yaa ci mën a leeral. dañu Sidi Ndaw dafa jënd sëtu teranga wala doomu teranga. dem ci ponkal suñuy wax ponkal mooy éleveurs yi yàlla may xaalis. nga gis boo nan boo xam ne ci xale la nekk. koo xam ni xale la mbaaru sànge la yor wala mbaaru gi tax. nga ni su ma naree jënd ci ku mag ki dem jënd ci xale ba. ngeen waxaale nga fay ko prix boo xam ne jàpp tooni dina ko am loolu lépp nit ñaa ngi ciy inquiété wu yaa ko mën a leeral il faut nga leeral ci. non mais xar mi ñun xaw am na lu ñu yàlla may ci xar ñun xar mi gis neen ko ñu bëgg ko ma woo xalifa tamit wax ma la même chose ñu ànd dem seeti xar mi man xar xool ma si éleveur bu mag la nekk wala éleveur bu ndaw xar mi na am ñun lu ñu bëgg ak li ñuy yaakaar ci moom na ko xar mi am bu ko amee ak fu mënti nekk buñ ko bëggee ñu jubóog borom dañ koy jënd. man xooluma nag bergerie Sidi Ndaw la nekk wala bergerie keneen ak keneen non xooluma loolu xar man na doon xar moo xamante ne am nay qualité yi tax ñu waxoo ko xar loolu moom importance mais fekk na tur moo tax ngay jënd élevage ngay jënd xar élevage c'est pas la peine ngay élever ko dañoo dem gis xar mi si booy bi ñu xam ne xar mi peut-être ñun am na lu ñu mën a apporter boobu sax ay maa lañ fi mais da nit buy xool day xool vision day xool suba wala gannaaw suba ñu xam ne xar mi peut-être buñ ko téyee dugal ko dans l'avenir mën nañu jëriñ ñu jël ko dugal ko pourtant bu ñu koy jënd ñu soxla wuroon maal. bu ñu koy jënd soxla wuñ benn maal mën na la am lu mu lay indil. non dañoo xam ne kii dans l'avenir dina am lu ñu te si kanam raw li bët dina am ay doom dina wàcce bu wàccee nga ñëw xool nga ne Sidi Ndaw waxoon na ma lii naa xool ndax li ma wax ndax wér na wala wérul. d'accord foofu loolu leer na ñu am leneen nga defaat ko te loolu xaw ñu jaaxal ci élevage. ak élevage ak ni mu métti. nga yónnu Papito jox ko 4x4 sol ci carburant. dem ba Daara Jolof Mbawor Fall élevage. nga ni leen bu leen ko rus lu war a génn leen ko li ci des maa ko res loolu bi nga koy def ci Cheikhouna daf la neex wala da nga bëgg a jàppale Cheikhouna wala da nga ko bëgg a jaayee xar loolu il faut mu leer ndax ñi koy dégg di ci inquiété wu dafa bari. man de yàlla mu may dimbali musuma wax kenn kaay ma jaay la xar. musoo ko wax kenn. déedéet loolu musuma kaay ma jaay la xar non musuma ko wax kenn. lu tax nga def loolu ci Mbawor Fall élevage. non kii sama jarbaat la. Cheikhouna man nijaayam laa sama jarbaat la. te gis naa fu mu toll si élevage dem naa fa gis naa loo xamante ni man bu fekkoon man la man dama koy génnee ma génne loo ko loolu parce que ni tam boo koy xool da ngay xool sa bopp bu fekkee ne bëgg nga mu avancer da ngay xool da nga koy natt yow sa bopp nga xool ko man bu fekkoon man la xar yi ma am na ñu ma fa gisoon man du ma ko yor kon ko du ma ñëwee gis ko moom mu yor ko dinaa na ko sëñ bi mënu ma naa mën na ko yi génne ko ñu xool leneen lu mën a dugg noonu rek la. nga ne ko génne ko ñu xool leneen lu mën a dugg waaw bu yàlla defee nag ñu dugg ci leneen mu gën la mu génne koy sante yàlla rek. tey sa message ci waa Touba ak visite bi nga fa visite ak ndaw yi nga xam ne bëgg nañu sàmm collaborante ak Sidi Ndaw lan nga leen di wax. non fii moom la porte est ouverte pour tout le monde wax naa leen li ma wax xalifa rek laa koy wax élevage bi bul tëjal kenn sa porte te bu la kenn indil bu kenn doon sa noon si élevage képp koo ci mën dimbali leen ko te yàlla tax ñu avancer yóbbu élevage kanam parce que tamit bu ëllëg dañ fiy jugee ñeneen na fi nekk fexeel ba boo fi jugee na doon wéy bu rafet moo tax ma ne ko élevage bi képp koo lañ ci mën a dimbali leen te ngeen liggéey loo xamante ni qualité la ba ku fi ñëw xam ne yor ngeen qualité lu boñ mooy liggéeyantu baaxul jàpp la yor nga lu baax te yoroo lu baax ba ne ko dangay nax sa bopp nii loolu objectif boobu maa moom leen defal suñu borom nag suturaal nañu ba tey ñoo ngi am ay qualité di juddule parce que man dama ne ko 6 mois yu nekk xar boo judd la moo war a gën xar bi mu fi bàyyi. bu mujj a judd mooy gën bi njëkk a judd. waaw mi ngi nii loolu laa koy liggéey dama ne ko fexeel ba looy liggéey xar bu judd na gën bi fi jugee loolu mooy jëmale élevage kanam. xar bu mujj a judd gën bi njëkk a judd pour nga liggéey ko mu wax la ko nan lay def ak ku bëgg a ñëw fii ci bergerie Ndaw et Frères te yow yaay base bi yaay bopp bi nan lay def. ak waa Touba nga taxaale sa dernier kàddu. waaw déjà xar yi moom pour juddule lu mel noonu. bari par exemple. dolli ñuy tuuti rek. comme li mu ma waxoon ci xar bii la rek. waaw dafa jeex léegi tey boo juddulee xar bu mel nii kii nii tey doomam bu juddoo
moo koy gën parce que mais kii fi laa ko fekkoon. parce que day am li mu am fii nga ko fekkoon waaw. après mu jur doom bu jigéen. parce que day am doom bu jigéen doom bi day am moom li mu am lu mu amul mooy côté papam kon léegi doom ji dina am lu mu ko ëppalee léegi soo jëlee doomam boobu nga boolewaat ko beneen maal da ngay amaat plus. parce que dafay mel ni tey ci beneen milieu boo xam ñu ngi ciy yëngu mooy fas. tey boo jëlee fii benn fas ordinaire nga boole kook benn pur sang anglais da lay jural demi sang bu jigéen bu dee demi sang la nga jël ko teg ko ci beneen pur sang da lay génneel 3/4 ñoom dañuy ëppante ci degré deret xar yi xëy na ñi ñoo ko bàyyiwul xel mais noonu lay ëppante chaque jour dafay yokk. dafay yokk parce que fan lañ commencé woon di croiser ay bali-bali ak ay talaber n'est-ce pas loolu lañ commencé woon di raxas deret yi di raxas deret yi di raxas deret yi ba yegg si fii tey mais nag saa yoo gënee boole xar yi rek yaa ngi gën a setal deretu xar bi muy gën a pur saa yu gën a raxas muy gën a set. voilà léegi nag bu fekkee yaa ngi def loolu nag sa xel di nga mën a juddule ci 6 mois bi lu gën 6 mois bee passé mais boo ci deful sa xel liggéeyoo ci côté boobu lu dul da ngay croiser xar yi rek maal bi moo fi nekk moo war a tëb xar yi moo war a def tour est-ce que déggoo na ak ñoom. non du noonu da ngay xool yan xar ñoo déggoo ci seen biir xar bii lan la manqué xar bii lu mu manqué xar bii lan la am kii amu ko nga boole leen mais maal bi moo fi nekk maal bi de instant yi mooy liggéey moo war a def tour est-ce que déggoo na ak xar yi fa nekk yëpp il faut mu déggoo ak ñoom ba pare moo xam da ngay xool ci seen i maam moo xam da ngay xool seen bind moo xam da ngay xool ñoom ñaar li ñuy jur après nga xam ne kii lim jur manqué na lii kii daf koy jur kii jur na lu mel nii am na ko boo leen boolee ñoom ñaar rek mun nga génnee lu mel noonu chaque jour. man nga génne lu mel noonu tegal sa baaraam ma gis kenn ci yéen mu mel ni fan yi jigéen na leen ba bokk na ci yéen d'ici 10 mois wala 1 an. mu yoroon ay xar Touba jàpp ni yor na ay xar di juddul ay mbote. ngeen xëy génne loo ko xar yëpp mu mel ni bu bukkul ca ñaman it bu mënut it bokk na ca ñaman bu dul première di deuxième. muy Mor Niang. da ngeen ko gis yërëm ko wala compte bi dafa metti wala da ngeen ko bëgg rek dimbali ko. waaw xëy na yàlla nag mooy boole xëy na yàlla moo ñu boole xëy na yàlla tamit moo namoon jaar-jaaru élevage am commencé foofu. Mor kaay. maanaam mën na am yàlla moo dogal yokkute élevage am jaar ci chemin boobu jaaral parce que bu dul woon ak ñun tam mën na nekk keneen ñun tam bi ñu fa demee xëy na jayuñ ko. dañ ko wax carrément li am. dañ ko wax carrément li nga xam ne moom moo am mooy dañ ko wax ne ko yaa ngi góorgóorlu fekk te lu gën a tax sax mooy dafa tabax bergerie bu rafet man Sidi souvent bu ñu àndee dama koy jege parce que boo ko jegewul day ñëw critiquer nit ki façon boo xam ne. voilà tegal sa baaraam foofu. maag Sidi dañoo ànd nekkoo fa nga ne ko tey dendoo ku lay wokk. waaw ku koy wokk mooy lan. bon parce que des fois da ngeen di dem man damay rus léegi-léegi da ngeen di dem fenn mu visite kooku liggéey ba kii mu ne ko sawaay. waaw bu bëggee dégg dëgg yoroo ay xar. est-ce que du loolu ngeen wax Mor. waaw wax na ko loolu parce que man jege naa ko ba sonn kii naa ko. mais après man bi mu ko koy wax sax yëguma ko. ma ñëw après Mor naan ma ay xaw ma tàngaay bi xaw ma lan ma laaj ko lan la mu ne ma man xoolal sama xar bii nga xam ne mu naan ma xaw ma ay sëtu subéeru xaw ma. waaw. di ma wax yooyu. benn mois nga juddlu 13 botte te kenn xamuñu botte yi. ma ne ko léegi. xam nga nooy def comme moom moo la wax loolu. waaw léegi yow jëlal wax jooju yëpp nga yan ko parce que boobu El Hadj Ndiaye lañ àndaloon waaw ñun ñëpp ñoo ci d'accordoon bi ñuy dem Touba boobu. bi ngeen dem Touba. waaw ñun ñëpp ñoo d'accordoon ci loolu vraiment que ne tabax na bergerie am na ay xar yu am na bergerie bu rafet am na xar yu xaw a tane. yu am karaw rek. surtout ba pare nombre bi. waaw ba pare xont bi metti na. waaw moom tamit chance bi mu am mooy mu nangu dégg parce que tamit nit mënoon na ñëw ne la génne sa xar yi comme li ñu sonal jamono bi waaw ku la conseillé nga ne daf maa bëgg a jaay. daf maa bëgg a jaay xar surtout. waaw ku la conseillé nga ne ko mais xam nga kenn waxu la génneel xar yi nga ñëw ma jox la mais génneel xar yi nga wuti xar yu baax lañ ko yu baax yi xew. waaw moom tamit mu nangu dégg génnee xar bi génnee xar yi mais après man nag maa si gën a dee parce que génnee xar yi yëpp fii lay ñëw lu judd mu ne ma yéen a ma waxoon génneel xar yi lu fi baax mu ne ma yéen a ma waxoon génneel xar yi. tegal sa baaraam foofu Mor. Sidi Ndaw ñëw sa kër ni la génneel xar yi waaye waxul kaay ma jaay la nga génne xar yi mel ni Mor nga baal ma ci kaddu gi da nga cokkal bi nga demee ci Sidi Ndaw ami xar ba léegi. lan mooy cokkal. cokkal boo dégloo ma tekkil la ko. ba nga jógee ci Sidi Ndaw yori xar Sidi Ndaw ba léegi képp ku ñëw di nga ko wommat toggal ko ba reer ni ko kaay xool sama xarit daawoo ko def lan moo tax loolu. waaw Khadim maa ngi lay ziar. ñëwal nii da nga ragal kay caméra bi.
Mor Niang ma wax di la jox sa wàccuwaay. waaw. waaw comme ni nga ko waxee rek maanaam man nit ku dëgër bopp laa daal. xam naa ko ci yow. te gëwuma kenn ku dul sama bopp. mais avant Sidi Ndaw di ñëw ci man fii yàgg naa fee ñëw di visite yaakaar naa bi ma fi mujj mag seexu naa mi ñoo fi daje. Seexuna Jóob. waaw su ma juumut sur boobu ci leen fekk mboote bële judd doomu Nimsaat bële ak kenkili baa comprendre nga ñu visité bay pare di dem ñu wàcc suuf boobu maa ngi ànd ak ngañ jenn moo ma présenté Sidi Ndaw Sidi na ma dinaa la jàppale comprendre nga bi mu koy wax nag ama jàppoon na rek waxi businessman la ak waxi éleveur comprendre te man li na ci man rek laay wax ñu jóge fi dem Daara Jolof di def opération màggal muy jënd ay nag pour màggal mun na ma nañu ànd man ak moom ak xalifa ak njabootam yëpp ñu dem bergerie Mbawar Fall yendu fa comprendre nga ba añ ba pare ba mu ay booru 17 heures ñu jóge fa ñëw di visite comprendre nga après mun na ma nañ dem ma xool doomu Porokhane ñu ànd dem ma xool mun na ma nañ demaale si kër ñu dem bi ñu demee ma dàq xar yëpp ñu génn comprendre nga xar yi bi ñu génnee ñu xool xar yi mun na ma noo yoroo ay xar. yoroo ay xar. pour que la ko waxee noo ko dundee yoroo ay xar ak yow li nga def. non c'est-à-dire que li ma def li tax mun na ma yorum ay xar nangul naa ko parce que xamul tax ma nangul ko moom xar yi mu yor moo gën sama xar. moo gën say xar. waaw te gis nga ko. non nee naa la ñëw naa plusieurs fois. visite. d'accord mais boobu amaguma woon ak moom rencontre gisanteeguñu woon yàlla suñu borom nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy Mamaalikal Mulk ko mooy dogal te lépp lu mu dogal kenn bi ma waxee loolu guddi googu nelawuma pour te dire vrai. nelaw si claro mais nga yor say xar di ci sonn pendant ay 4 ans 5 ans. waaw tabax bergerie boo xam ne nii def nga ci plus de 10 millions wala lu ko ëpp nit ñëw ne la xar nga yor baaxul comprendre nga ma ne kii li mu wax fu mu ko teg après mun na ma génneel xar yi comprendre nga su ma ko keneen waxoon du ma ko def su ma keneen woon génneel xar yi te visité wu ma bergerie wala dara du ma ko def parce que dama naan kii def maa bëgg a jaay élevage comprendre nga te xar yi ma jox yëpp yi nga gis foofu yëpp mun naa ne am na ci yoo xam ne sax ci liggéey bi ñu liggéey parce que seq nañ leneen ak leneen ak leneen ak leneen damay jékki-jékki rek xar sàngam nangam sàngam bu waree jar 3 millions mun na ma joxel xaaj ko joxel 1 million 500 comprendre nga te maa ngi sant parce que ba mu commencé jëflante ak moom ak léegi avancement rek laa ci gis ci côté yëpp su suma ci wàllu élevage comme ni ma la koy waxee kasara yëpp bii passé ñëw nañ dem def visite Touba comprendre du ma ne un peu partout mais visite nañ waaw visite nañ ci bergerie yi gën a mag comprendre nga bi ñu génnee mu am ñoo xam ne ni ñi mu jot a gis mu am lu mu leen wax comprendre nga ne leen ñëw leen ñooñu laaj ma ne leen li mu leen wax loolu la ma wax comprendre nga moo waral tey waa Touba déplacé wu ñëw def en masse ñëw visité si te bi ñu ñëwee ñi nga xam ne nii ñoo ci gën a dëgër bopp gën ci jàpp ne ñoo ci gën a nekk ca kaw Touba. rebelle yi daal rebelle. waaw non. rebelle moom yow yaa ko utilisé mais man du ma utiliser loolu. waaw mais bi ma leen laajee lu ñu gis ñoom fi lañ fanaan xam nga lu amul seede. ñoom xam nga lu ñu wax. waaw dañoo waroon continuer visite mais arrêté nañ. waaw ñenn ñi départ nañ ñibbi Touba. ñi ci des ñu ngi ci leneen. waaw mais nag loolu xam nga lu ko waral. waaw ay qualité xar yu ñu fi fekk. moom moo waral loolu. comprendre nga te xar moom jërul wax léegi. ku la naan nii naa ay bët lañ yor te bët day natt comprendre nga ku gis lu baax xam ne lii lu baax la ku gis sofaan xam ne lii sofaan la. tegal sa baaraam foofu. ku gis lu baax xam ne lii lu baax la. te mu ne tey ñu nataal xar yaa ngi nii jël nañ yëpp Facebook baa ngi koy seetaan YouTube bi nañ ko seetaan Sidi nan ngay def ak waa Touba nan ngay def ak xale yi bëgg a dugg ci élevage après nga joxe sa adresse ak sa dernier kàddu Sidi. non comme li ma koy faral di wax rek ni may def waa Touba moom man moom déjà waa Touba laa ndax taalibe sëñ Bamba moom boo ne ko nooy def ak waa Touba. ci élevage waaw non waaw mais li ma lay wax rek. waaw dinañ ci jàpp moom bu baax ku ne luñ ci mën moom bu soobee yàlla dinañ ko ci def te bëgg naa moom dëgg yàlla du ma da ñëwaatee visite Touba. affaire yi gën a changé. incha allah loolu moom bëgg naa ko. sa adresse. non adresse Papito moo des loolu. Papito sa adresse Papito moo des lépp ku bëgg a ñëw Ndaw et frère. fan la ma def loo man nga ko def moo tax. waaw. waaw suñu adresse Hann Maristes la ci mbandu essence yi si wetu école japonais bi boo ñëwee ba côté boobu rek soo wootee ci 77 397 98 98. kan lay jot. man ngay jot. Papito soo ñu jotee incha allah dinañ la tegtal xar yaa ngi fii ñoo ngi ci suuf parce que comme tamit dañ bëggoon a liggéey ci benn défi mooy majorité de qualité. majorité de qualité. waaw te jàpp naa ne atteindre ngeen objectif bi.
waaw jàpp nañ loolu. man jàpp naa loolu ñu ñëw jàpp nañ loolu. à vous de juger yéenay. d'accord nañ. waaw kon baax na loolu daal lañ bëggoon. loolu lañ bëggoon jàpp léegi nag yamale Goudia Touba kese ci élevage la ko yamale waaye surtout ndaw ñi bàyyiwul kenn képp koo xam ni bëgg nga lu baax képp koo xam nga ni bëgg nga Sidi Ndaw jàppale la na nga nangoo déglu te bu ñëwee lu mu la jox na nga ko jël. Sidi wutut xaalis ci xar yi da ciy jaamu yàlla dina leen dundal dina leen xont dina ci jàppale ñi mu tane te yàlla tax kon adresse baa ngi noonu ak Papito lii rek moo ñu taxoon a ñëw bergerie Ndaw et frère gars yi merci beaucoup jërëjëf Sidi léegi ñu nangal te mosoo ko nangul kenn. jërëjëf merci. jaajëf.